ñi seetaan di ñu bàyyi xel saa su ne ci seen chaîne préférée seen kaddu askan wi comme ni ñu koy defee saa su ne lépp loo xamante ni dafa soxal askan wi jëm ci lépp loo xamante ni tamit day andi dal wala yokkute rek seen dundin dañ ci fas yéene àddu ba tax na tey nag ku ne xam na ni mbir mi nga xam ni moo lëmbe àdduna bi ba teer ci Sénégal di feebar boobu di mbas moomu ñuy wax coronavirus. yaakaar naa ni lu jaxase xelu askan wi la ba tax nañ jokkoo ceeg ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci jëm ci wàllu woowule ku ci mel ni docteur Ba voilà docteur Ba ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. léegi ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw man nag docteur la en sciences politiques. ma nekk un administrateur hospitalier. ma nekkoon également un ancien directeur d'hôpital. ancien conseiller technique ministère de la santé. mais aussi sama xam-xam màcc na si la nga xamante ni moom la ñuy tuddee génie sanitaire. actuellement nii je suis à la retraite ci jàng ak jàngale presque laay gën a yëngu. waaw loolu baax na askan wi xam donte ñu bari ràññee nañ la ci li nga xam ni rek mooy corps médical bi nga xam ni mooy la santé ci loolu première laaj bi ñu lay laaj rek en tant que expert en tant que spécialiste de la matière tey fii situation bi toll surtout fii ci Sénégal tey pour dalal xelu askan wi wala indi leen ci ak leeral boo ci doon àddul si lan lay doon. waaw jar na dalal xel parce que situation bi xaw na jéggi doyo ba ñi nga xamante ne ñi mooy kër docteur ñu mel ni ñoom Moussa Seydi ñu mel ni ñoom Daouda Ndiaye commencé nan wone seen njàqare malgré seen engagement malgré seen mën li nga xamante ni la ñuy def ñu ngi commencé wone seen njàqare par exemple kii nga xamante ni fii mooy professeur Moussa Seydi si nekk hôpital Fann di faj ñi nga xamante ni ñoo am feebar bi ni mel ne woon na su fekkente ne weesu nañ téeméeri cas rek soo moytu mu jéggi dayo kooku nag avenir daf ko jox raison bi mu koy wax dafa fekk ni hôpital Fann presque fukki lal ak ñaar rek la amoon pour recevoir malade yu mel nii mu góorgóorlu ci ba fi mu nekk nii suñuy naan am nañ 135 cas ci Sénégal yépp te amuñu ay spécialiste en maladie infectieuse wala bari munu ay spécialiste en virologue maanaam ñi nga xamee seen xam-xam dafa màcc ci affaire virus demeewul noonu wala nu ni suñuy hôpital également amuñu les équipements yi war pour jël feebar yu ni mel jar na tiit te nee nañ gis nga soo demee bitim réew ay millions ak millions yu nit ñooy dee soo demee Italie soo demee Espagne soo demee France soo demee Chine tey jii fi nu nekk presque États-Unis soo fa demee te nuy ay réew yoo xamante ni ay réew yu mag lañ ay réew yu développé lañ ay réew yoo xamante ni am nañ équipement yu bari yu doy am nañ personnellement yu doy te suñ demee ba fay dégg ay millions de morts jar la tiit mun nag yàlla def na ba tey jii de on maîtrise encore la situation parce que ñu ngi nekk ci 135 personnes yu ñu suivre te yàlla may nañu également 40 personnes fexe nañ ba nu génn ci jàngoro bi te bitim réew gisaguñu kenn koo xamante ni ci wér na lu ñuy naan ak nit ñi ñu ngi dee ci kaw loolu nag de war nañ ci sant yàlla aussi di gërëm également ñi nga xamante ni ñu ngi taxaw di faj feebar mais du tere nag dinañ ñaax askan bi pour nu jéem a seet naka la ñuy seetee sellal ba war a mën a moytu doomu jàngoro bi nga xamante ni bi dafa gaaw te contamination également nekk mbir moo xamante ni bi kenn maîtriser bu ko li ñu xam daal mooy képp koo nekkal xaw ko sori 1 mètre loxo yi ak yaram yi ak yére yi nañ koy seetal ba mu set wecc et puis boole ci également am les mesures individuelles mooy la parce que docteur bi li mu xam mooy ku feebar bi ñëw mu jox la garab nga faj nga wér wala nga tane nga ñibbi sa kër tubaab loolu la ñuy tuddee rémission maanaam nit ki tane na tubaab bi nee na guérison mooy nit ki wér na péng mais nag wér péng bi dafa war a méngoo ak la ñuy wax ne
garab bi koy faj am na maanaam ci feebar bii de lii moo koy faj par exemple ñu ne la paludisme soo jëlee nivaquine mu faj la soo jëlee chloroquine mu faj la su fekkente ne nag feebar bii nuy waxagul ne en tout cas organisation mondiale de la santé homologué gul garab ba nga xamante ni bii moom mooy faj feebar bi te génneegunu également vaccin ba nga xamante ni bii soo ko ñàkkoo mën na la aar ci feebar bi donc suñ la nee wér nañ wala yu mel noonu war nañ mën a xoolaat suñu bopp dañuy naan rek nit ñi tane nañ te tane encore moo gën tëdd jour ci biir hôpital kaw loolu nag ci kaw loolu nag nit ki kon moom mooy faj boppam nit ki naka lay faje boppam mooy aar boppam fexe ba jàngoro ji doomu jàngoro ji sori ko beneen mesure bi mooy nguur gi ni mu jëlee dooleem def ko ci paj bi ni mu jëlee doole def ko ci paj mi waroon na def dooleem également ba jël waa service d'hygiène nuy pomper dëkk bi parce que doomu jàngoro boobu mu ngi ci jaww ji donc loo faju wala loo aaru su fekkente ni doomu jàngoro yi muy continuer di law ci biir jaww ji mais kenn mucc donc gis nga xeex bi ci ñetti niveau la premier niveau bi mooy faj ñi nga xamante ni ñu déclaré nañ leen dañoo feebar deuxième niveau bi mooy bépp doomu aadama fexe ba sori doomu jàngoro ji bi ci set sellal troisième niveau bi te mu war a jiitu moom mooy service d'hygiène gànnaayu am ay matukaay yu mot sëpp pour dem xeex ci biir jàngoro bi ci biir jaww ji. ok waaw docteur loolu baax na ci ay leeral mais damay rebondir rek ci fi nga doon point bi nga doon cité mu nekk point bu am solo maanaam dañuy dégg am nañu tant de cas ñii traité nañ leen wér nañu ba dellu seeni kër loolu day tekki ni Sénégal moom xanaa mën nañ jàpp ni moom actuellement moom am na garab gi faj feebar bi. waaw parce que foofu kenn mënu la wax ne Sénégal am na garab parce que lu amul ci àdduna bi mënul am ci Sénégal. kon ñooñu ñuy wax wér nañu ba delluwaat seeni kër loolu moom nan la mën a demee noonu. foofu laa doon taxawee ma ne la gis nga am na benn kàddu boo xamante ni bii wax naa ko ci kenn waxagu ko mooy la rémission mooy nit ku tane nit koo xamante ni parce que jusqu'ici Moussa Seydi ci boppam le professeur Moussa Seydi nee na la ñoom ni ñuy traité dañuy def un traitement symptomatique mooy da ngaa sot ñu faj sot bi sa bopp day metti ñu faj bopp buy metti bi sa dënd day metti ñu faj dënd buy metti bi da ngaa grippé ñu jéem a faj grippe bi donc c'est un traitement symptomatique ma ko loolu professeur Moussa Seydi wax na ko waxaat ko nee na moom dès lors que garab bi génnagul moom traitement symptomatique lay def mais nag terewul am na leneen lu mu yokk mu ne professeur Raoul li mu wax ci chloroquine bi moom de mu ngi koy appliqué te bi mu koy appliqué également yàlla mu ngi ko ci may sutura donc là aussi c'est une parole d'expert il faut mu nangul ko waaw. mais loolu tamit est-ce que ñi ñu jàpp ni ñoom faj nañ leen ba ñu wér te doomu jàngoro ji nekkoon ci ñoom ñu bàyyi leen ñu delluwaat ci biir kër yeeg ci quartier yeeg ci gox-goxaan yi est-ce que loolu tamit wóor na. ci sama xalaat man. voilà ci sama xalaat man wóoru. waaw loolu comme wóorul tamit est-ce que waaw comme loolu wóorul est-ce que ñoom en tant que expert en tant que tamit ñuy xeex li nga xam ni mooy jàngoro ji bu leen wóoree ni patients yi ñuy bàyyi ñu dellu seen biir kër te bu ñu demee ak njaboot lañ fay fekk ak jegeñaale ay dëkkandoo lañ fay fekk est-ce que loolu tamit waruñu ko xoolaat. si jar na xoolaat man ci sama bopp man nii en tant que spécialiste en santé inquiétude la pour man parce que nit koo xamante ni garab boo xamante ni bii gisaguñ ko nit ki feebar nga ne faj nga ko wér na mais war nga di gën a bàyyi xel ci moom. ba tax na man mi ànduma ci ñi nga xamante ni nangu na ni ñooñu wér nañ dañ leen war a delloowaat ci biir société bi man de d'accorduma ci. ñi ma ci d'accordul aussi noonu laa amee ay xalaat bu xaw a ñaaw tuuti ci loolu ñuy tuddee confinement mesure yi nga xamante ni bii gouvernement bi jël na ko rek man dama defe ne dafa mot sëkk ak barke maanaam guddi gi bu kenn génn à partir de 20 heures ba 6 heures du matin nga def couvre-feu man ànd naa ci
sauf cas de force majeure nit ki warul mën a génn këram war na mën a toog. Bon suñ demee ba ci confinement nag beneen aspect la defe naa dinañ ñëw ci say laaj. mais li ma gëm daal mooy jusqu'ici su fekkente ni ci cas contact ak cas importé rek la ñu yem war nañ mën a sant yàlla foofu laay naan sunu kilifa yi maanaam le système de santé wër na ndombo feebar. parce que 1560 cas yi nga xamante ni fi identifié na leen ñu ngi leen di analyser au fur et à mesure ñi nga xamante ni ils sont positifs ñu ngi leen di faj loolu faj mucc ayib bon mais fii jàqare waree am mooy fi nga xamante ni fii dem nañ ba ñuy naan cas communautaire parce que cas communautaire mooy nekkatul cas contact nekkatul cas importé mais cas la yoo kenn xamul fu mu jógee voilà dafa développé wu non xam nañ fu mu jógee parce que mooy ci yi nu indi la mais mënatoo xam léegi exactement kan ak kan la wàlle parce que le cas contact mu ngi jóge ci cas importé le cas contact mu ngi jóge ci cas importé mais kooku dañ ko identifier déjà mais le cas communautaire mais doo xam kan ak kan la wàlle ak fu mu jaar voilà mais am na fu mu jógee c'est-à-dire am na ku ko wàll est-ce que kooku koy wàlle ñaare dina neex a xam non du yomb a xam du yomb a xam foofu nag xam nga sooy xeex ak koo xamante ni kii xamoo fu mu taxawee xamoo nu mu taxawee ak xamoo fu mu nekk mais kooku day metti dëgg la day metti foofu nag la ñuy naan suñu yegsee ba ci cas communautaire mais mbir mi jéggi na dayo ba nga xamante ni bii war nañ xoolaat suñu foofu nag la intérêt service d'hygiène jóg def ay action de grande envergure am parce que jàngoro ji su nekk cas communautaire cela veut dire que jàngoro ji mu ngi ci jaww ji mais nag li nekk ci jaww ji nanu fexe ba mu dee ba cas communautaire yi mën ko limiter mais tant que le service d'hygiène est discret comme ni muy def nii dama ne li ñu defal li ñuy defal maladie infectieuse taxaw ci di xeex feebar bi bañ a law moo ëpp doole comme ni ko tubaab bi di waxee il ne sert rien de traiter le malade à grands frais et une fois que mu feebar une fois que mu wér mu delluwaat ci foyer d'infection tey nee nañ faj nañ 40 personnes mais 40 personnes yi dellu nañ ci biir jaww ji mais su fekkente ne dem nañ leur corps est fragile déjà mais su fekkente ne tasewaat nañ ak doomu jàngoro ji wala keneen ku am doomu jàngoro ji nu muy mel du day delluwaat hôpital day delluwaat dëgg la lu leer voilà le cas voilà ci loolu yow ak situation bi fi mu toll nii malgré décrété nañu état d'urgence à partir de 20 heures jusqu'à 6 heures du matin jàpp nga ni confinement lu mënta ñàkk la de waaw loolu couvre-feu la état d'urgence c'est une mesure administrative une mesure étatique mais couvre-feu moom c'est une mesure boo xamante ni njiitu ji réew bi moo ko jël mu santaane xeet bi ku ci nekk à partir de 20 heures na nga mën a fatu bul génn ci sa kër ba 6 heures du matin xam nga loolu nag moom personne normale sax loolu yoon la parce que guddi moom sauf cas exceptionnel nit ki sa biir kër nga war a def tout à fait sauf cas exceptionnel da nga war a toog di uuf sa njaboot waaw diggante 20 heures wala ba 6 heures du matin moom vraiment nit ku normal koo xamante ni am ay activité biti mais ci biti mais waroo mën a génn sa kër donc c'est un confinement partiel di pas son nom voilà mais confinement total bi moom yaakaar ngeen lu mënta ñàkk la man duma ne mënut a ñàkk mën na ñàkk mais buñ fa yeggee xamal ne il y a une catastrophe et dama ci yokk ne sax ne damay naan le confinement su fekkente ne ci suñu réew lu nekk la c'est irréaliste et c'est irréalisable c'est-à-dire xel mënu ko nangu par rapport te jëfin voilà te jëfin bi aussi mënut a nekk parce que xam nga lu tax mënut a nekk parce que su fekkente ne nee nga confinement général donc nit ñëpp ci seen biir kër lañu war a nekk kenn warut a génn mais soo génnul nooy lekke soo génnul nooy liggéeyee soo génnul naka ngay amee koppar naka ngay amee koom-koom te beneen affaire bi mooy encore su fekkente ne doo génn rek la problème day am parce que day am entassement ci biir kër yi su fekkente ne kenn amoon na ci mais dina wàll waa kër gi yëpp
waa kër gi suñu amee dinañ wàll waa koñ ba yëpp. moo tax nag ma ne su fekkente ne confinement am na mënta moom rek moo fi sës le gouvernement dafa war a jël benn mesure parce que fu confinement amee immunisation dafa am c'est-à-dire vaccination en matière de maladie en matière d'épidémie fu confinement amee daf ñaari acte moo leen di suivre benn bi c'est l'immunisation mooy vacciner la population su weesoo vaccination bi mooy def ay diagnostic de masse c'est-à-dire diagnostic à grande échelle dugg ci kër yi di diagnostiquer di def ay test képp ku ñu gis ne am na nu dindi la ñeneen ñi nekk ay cas contact ñu testé leen seet ku ci am rek il faut ñu isoler la su fekkente nag léegi ce diagnostiquement de masse la amul te immunisation bi aujourd'hui est impossible parce que vaccin bi amaguñ ko mais looloo waral ma ne le confinement au Sénégal ci waxtu yi ñu toll c'est irréaliste et irréalisable ku ko jéem aussi da nga koy échouer. Ok voilà docteur Ba ba tey rek lu jëm ci très rapidement rek ci mbirum feebar boobule tey boo doon jox askan wi lu ñu yaakaar ni mën na saafara mbir mi comme ni fi Ebola jaar woon ban gis-gis nga ci joxe. mesure bi daal mooy set ak sellal dégg ndigalu médecin yi. waxuma ndigalu politiciens yi de dama ne ndigalu médecin yi parce que affaire bi c'est une affaire scientifique c'est une affaire technique c'est une affaire médicale c'est une affaire de santé publique. C'est pas une affaire des politiciens. politiciens yi nañ ci maandu. politiciens yi déglu médecin yi. politiciens yi nañ déglu les techniciens. mais leneen lu ñu def par exemple ma jox la benn exemple aujourd'hui politiciens yëpp a ngi daw di wut ay masque di wut ay gel di kii yooyu alors que gel bi ak masque yi am na ñu ko war a takk am na ñu ko war a utiliser gel bi am na ñu ko war a utiliser gel bi du yegg si nga da ngay ñëw ci yenn béréb bi léegi rek gaa yi ne la indi sa loxo ma defal la gel non du noonu la ñuy defee gel da ngay raxas sa loxo d'abord ba mu set wecc ngay soog a utiliser gel. Tout à fait. Et su fekkee ne da nga ñëw rek defal la gel mais microbe bi mu ngi sa loxo ba léegi. voilà mais soo raxasoo ba dindi microbe ba pare nag nga soog ci def gel nga xam ne microbe bi du ci fekkal. beneen bi mooy. masque yi. léegi foo dem nu ngi joxe masque suñu tailleur yi sax nu ngi confectionner ay masque alors que masque. dafa am ay normes dafa am ay normes soo ko utiliser ñaari waxtu même bi nga xamante ni bii dañ ko def ci biir laboratoire mais soo ko utiliser ñaari yoon rek infecté na. parce que même su infecté wul par le coronavirus infecté na par d'autres germes parce que la nature est pleine de germes. donc même su dul germe coronavirus bi rek am na yeneen germes yoo xamante ni tafu nañ ci kii bi. te à force nga koy laal ngay laal say bët wala ngay laal say bakkan wala ngay laal say feneen. mais germe yi yaa ngi koy jëlee ci masque bi. mais di ko dugal ci sa biir yaram. donc gis nga kooku problème la. Docteur.